groupement de femmes bi nga xamante ne mooy GIE takku liggéey bu waa kër Mame Bou Kounta def leen liggéey bu am solo ndax comme ni ñu ko waxee ñun li ñu taxoon jóg mooy promotion de l'économie sociale et solidaire ndax bu ñu waxee ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire ñu ci bëri microfinance bi la ñuy jàpp ndax microfinance ku wax microfinance da nga naan financement mais liñ ci toftal luy économie sociale et solidaire mu nekk benn nouveau modèle d'entrepreneuriat autour des groupements, autour de la solidarité, autour de la mise en commun des efforts pour atteindre des objectifs yaakaar naa ne ñun loolu lañ bëggoon initier te waa kër Bou Kounta à travers le GIE des femmes defal nañ ñu ci une très belle illustration ma leen di encourager ndax ñun loolu lañ ci doon put ubbi buntu bi nga xamante ne xëy na moom moo indi yeneen initiative comme ANAMO wala chambre de commerce bu mun ñëw jàpp ci liggéey bi ñu encourager tamit femmes yi ne leen lii premier pas la ndax bu ñuy ñëw accompagnement leen defoon xool ñaax leen gën organiser wu ñaax leen gën identifier seen cœur de métier ñaax leen gën valoriser seen potentialité yi ngeen am ngeen organiser wu defar benn liggéey bi nga xamante ne moom ngeen di mën a prouver mu nekk identité Ndiassane ñun suñu ministère suñu rôle mooy encore une fois ñu encadrer les groupements de femmes et ñu valoriser l'entrepreneuriat féminin à travers la promotion de l'économie sociale et solidaire te ñu am suñu benn outil muy microfinance ndax microfinance yaakaar naa ne xëy na bu financé wul yëpp dina impulser dina commencer dara loo xamante ne ñeneen partenaires yi buñ ci jàppee dinañ mën a egg fu sori xëy na kàddu gi du gudd torop mais encore di rafetlu liggéey bi di leen wax ni que ay formation ñi ngi ñëw am nañ programme d'encadrement tamit dinañ def tous les efforts pour am benn synergie avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème qui interviennent dans le secteur de l'économie sociale et solidaire et en premier lieu avec le directeur de l'ANAMO avec la chambre de commerce. Ministre bu fekkoon ñëwoon na Ndiassane jafu leen financement kon du ngeen ma xam duma leen xam ndax mosu leen a dugg ci développement mosu leen am formation kon lii ma gàddu yàlla ma dimbali ak ay ñaanu waajur ak nangu bale naa sax buntu kër defe naa Thiès boo taxee na awa ba may commencé en 76 ba 2004 ma démissionné c'est avec les Allemands et les Soningué kon man yàlla moo ma jox xam-xam bi ak nangu nag dégg yu ma jàppale ni ko Oumy Thiam waxee ndax formation da di loo xam ne dafa diis koo xës ba jox xam-xam mënatoo koo dindi te macha allah nangu ngeen ko waa dëkk bi kenn mus see dugg si développement musul am Ndiassane kon tey bu fi Zahra ñëwee ba may leen financement tey bu ngeen ko séddoo woon tey du ngeen gis Maodo Malick Mbaye te yéen a ngi demandé Maodo Malick Mbaye mu defal leen fi maison d'outil boo xamee ne da ngeen fiy def comme yeneen communes yi ko am ak yeneen département yi ko am Maodo jigéen ñee ma yónni si yow de ndax bañ koy wax foofu Zahra ubbil na leen buntu de nga nar a ñëw pour partenariat ak ñoom kon may leen maison boo xam ne si dañ si am ay formation di liggéey kon macha allah loolu laa bëggoon kon boo jàngalee say ndongo su ma sañoon ñu tari te dinañ tari incha allah vraiment kontaan naa ndax 83 femmes ci loo xam ne 30 la ñu waxoon ma jéngu ko nee na man du ma formatrice bu ndaw li may def dama koo xam yàlla jox ma si xam-xam kon dinaa leen ko wesaare ba ñëpp jot ko boo si amul leneen tam am nga si tuyaaba yàlla vraiment kontaan naa bu baax di leen remercier sama équipe bi nga xam ne moo la àndal ñu may jàppale muy Vénice ndax sama rakk la macha allah comme yéen ma di ko tette bu ëllëgee ah bakkenu daal la rek bu ëllëgee mu mën a jël relève bi kon macha allah jërë leen jëf Maodo kontaan nañu bu baax madame Ndiaye mi nga xam ne yow ministre Zahra la yebal jigéen ñaa ngi nee nañ kontaan nañu séddoowuñu xaalis de ndax da nga jox financé nit mu séddoog moom xaalis waaye dañ koo teg ci table matériel lañ jëndee xaalis bii yëpp toog di ci liggéey te vraiment commencé nañoo am ay commande te dara sotti ko kon Maodo jigéen ñaangoog dénk naa leen wasalaam ngeen baal ma àq. donc si turu président de la chambre de commerce de Thiès maa ngi leen di féliciter di rafetlu li nga xamante ne que ni moo fi am tey di ziar di ndokkeel suñu kilifa diine yi nga xamante ne yu tedd yii ñoo ñëwal seen bopp def si ñaan
am yaakaar que ne que ñaan bi ñu def dina tax ba lii nga xam ne tey moo ñu fi dajale mu barkeel. laata may leen di ndokkeel aussi di ndokkeel surtout ak di remercier madame Zahra Iyane Thiam ñu ne mi nga xam ne moom moo financé activité bi di ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire. di remercier di féliciter ki nga xamante ne que ni partenaire la naataangoom la muy Maodo Malick Mbaye directeur général de l'ANAMO ñëw en appui di indi leen ay li ñu koy waxate ay jumtukaay di rafetlu suñu teewaay ñun seen formatrice bi Awa Ba moo ñu convier te lim ñu convier dafa nekk loo xamante ni lu am sens la na nekk si yéen ndax fii ngeen toog tey ñu former leen moom foofu nii la toogee woon chambre de commerce jaar fii ngeen jaar donc ñu toftafal ko naam amoon na lu ma xamal na boppam mais ñu gën ko yokkal xam-xam mais bi ñu yéegee si formation boo xamante ni que ni jàng na métier maanaam renforcer na capacité bi si métier dañ ko continuer ak moom maanaam si affaire création ak gestion d'entreprise. gestion d'entreprise nag mooy loo xamante ni que ni yaakaar naa ne mooy seen prochain pas maanaam soo leen jógee fii mooy fi ngeen di teg seen bopp fi ngeen di tegaat seen tànk ndax actuellement jox nañ leen xam-xam si li ngeen war a liggéey li si topp mooy que ne nekk ngeen formaliser wax nañ ko sànq avec la présidente li si topp mooy que ne nekk aussi ngeen am jumtukaay fi ngeen di liggéeyee parce que gis naa ne que ministère formé na financé na formation bi ANAMO jox na jumtukaay yu mucc ayib yoo xamante ne que nii am na seen ay morom yoo xamante ne que nii bi ñu tegee entreprise ëpp na fukki at te amuñu ko même ba stress que lii rek ma seen si table yi amuñu ko kon yéen tey yaakaar naa ne tegal nañu leen buntu bi donc madame la représentante du ministre monsieur le directeur général de l'ANAMO je pense que elles ont été formées il y a des outils qui sont mis à leur disposition mais maintenant je pense qu'il reste un local pour que ñoom ñu mën a am siège boo xam ne fa la ñuy liggéeyee parce que elles n'ont pas d'unité de transformation proprement dite donc man tout à l'heure en discutant avec madame Ndiaye nous nous sommes engagés avec le ministère et l'ANAMO et sûrement avec la chambre de métier et d'autres structures d'accompagnement des PME qui sont au niveau de la région de Thiès donc à vous faire à proposer un plan stratégique dans ce 10 plans donc dina am ay formation yoo xamante ne que ni en gestion la dina am naka ngeen di formaliser woo dina am aussi naka la ngeen di yéggalee seen i formation parce que tey lii c'est une première étape je pense la représentante de la présidente l'a dit tantôt c'est la première campagne je pense c'est la première campagne donc maintenant yeneen campagne yi si tegu je pense que loolu la donc sama man daal loolu laa amoon wax di rafetlu aussi liggéey bi parce que y a du chemin en plus de la mise en place de l'entreprise il y aura la formalisation des produits l'analyse bi au niveau de notre ministère du ministère du commerce pour que ngeen am autorisation Fra mu nga xam ne moo leen di permettre ngeen mun a commercialiser aussi yeneen ay jumtukaay daal ay code barre ak yooyu donc man daal yaakaar naa loolu laa amoon lu ma si sànni si kàddu dina wax ngeen jël exemple si madame Awa Ba mi nga xam ne tey moo leen formé passage fi mu parcours bi mu jaar ñu yegg fa ba tey. bismillahi rahmani rahim. du ubbee waxam ci bismillahi rahmani rahim. asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. nee na mi ngi leen di nuyoo jullit asalaamualeykum wa rahmatullah. wolof dafay wax ni. ne wolof day wax ni. tàgge bu nekk. tàgge bu nekk. dafay am jàppal diw. day am jàppal diw. tey nag ci kàddu sëriñ bi. ne tey jii ci kàddu sëriñ bi. ñuy ñaan yàlla dolli ko wér. ñi ngi ñaan yàlla dolli ko wér. yàggal ko ci kanamu askan wi ak tariqa bi. yàggal ko ci kanamu askan wi ak tariqa bi. ci kàddoom. ne ci kàddoom. muy kàddu nuyoo. muy kàddu nuyoo. yu mu gunge kàddu cant. muy gunge kàddu cant. ci dayo ñi nga xam ni. ci dayo ñi nga xam ni. ñoom lay bëgg a tudd. ñoom lay bëgg a tudd. te ñooy jàppal diw ci tàgge bi. ñooy jàppal diw ci tàgge bi. ki ci jëkk. ne ki ci jëkk. mooy njiitu réew mi. mooy njiitu réew mi. di président Macky Sall. président de la république du Sénégal monsieur Macky Sall. lu njiig njaaga te mooy njaag. ne lu njiig njaaga te mooy njaag. dañuy wax ni xale. ne wax nu xale. dañuy wax ni xale. ne dañuy wax ni xale. su pecc ma neexee. su pecc ma neexee. yaaya ma jàpp ci ay baggam. ndey jaay jàpp ci mbagg yi. kon lii su mënee am. ne kon lii su mënee am. te bàyyi ko ci ki nga xam ni. te bàyyi ko ci ki nga xam ni. doom la ci kër gi. doom la ci kër gi.
goro ci kër gi. di goro ci kër gi. di lépp ci kër gi. di lépp ci kër gi. muy Zahra Iyane Thiam. muy Zahra Iyane Thiam. ñëw bi mu fi ñëw. ne ñëw bi mu fi ñëw. seet si way juram. seet ci way juram. nemmeeku ko. nemmeeku ko. ñëw dox ndigal loo xam ni. ñëw dox ndigal loo xam ne. mi ngi jóge ci njiitu réew mi. mi ngi jóge ci njiitu réew mi. ngir bàyyi gu mu bàyyi xel. ngir bàyyi gu mu bàyyi xel. ci Sénégal. ci Sénégal. ak ñi ko dëkkee. ak ñi ko dëkkee. ba tax mu yónni leen. ba tax mu yónni leen. bi ñu ñëwee itam ci sëriñ bi. ne bi ñu ñëwee itam ci sëriñ bi. sëriñ bi saafonte na ak ñoom. sëriñ bi saafonte na ak ñoom. jigéen ñi toog. jigéen ñi toog. ànd ak seen i càmmiñ. ànd ak seen i càmmoñ. ànd ak seen i càmmiñ. ànd ak seen i càmmiñ. ak seen i wayjur. ak seen i wayjur. am lu ñu bëgg. am lu ñu bëgg. ñu wëlbatiku wax ko ko. ñu wëlbatiku wax ko ko. mu daldi ciy d'accord. mu daldi ciy d'accord. ci saase. ci saase. mu am lu mu leen jox. mu am lu mu leen jox. mu toll ci ñaari million. lu toll ci ñaari million. mu bàyyi ñoo koo xam ni. mu bàyyi noo koo xam ni. doom la. doom la. sët la. sët la. xarit la. xarit la. jigéen ju baax la. jigéen ju baax la. muy soxna Lalla Diop. muy soxna Lalla Diop. mu nekk fi nag. mu nekk fi nag. ànd ak jigéen ñi. ànd ak jigéen ñi. jigéen ñi suñuy rakk lañu. jigéen ñi suñuy rakk lañu. suñuy soxna lañu. suñuy soxna lañu. suñuy doom lañu. suñuy doom lañu. mu ànd ak ñoom. mu ànd ak ñoom. di waxtaan ak ñoom. di waxtaan ak ñoom. di leen yee. di leen yee. di wax fan la ñuy teg seen tànk. di wax fan la ñuy teg seen i tànk. loola di dem. loolay dem. ba yàlla dogal tey. ba yàlla dogal tey. ki nga xam ne moo jiite ANAMO. ki nga xam ne moo jiite ANAMO. muy Maodo Malick Mbaye. muy Maodo Malick Mbaye. mu yabal fi ay ndawam. mu yebal fi ay ndawam. ñu taxaw taxawaay bu rafet. ñu taxaw taxawaay bu rafet. gën cee ràññee nag. gën cee ràññee nag. Moussa Tine. Moussa Tine. wax nañ ma ko léegi. wax nañ ko léegi. ci taxawaay bu rafet bu mu taxaw. ci taxawaay bu rafet bi mu taxaw. ak madame Ba. ak madame Ba. ñooñu ñett. ne ñooñu ñett. seen taxawaay. seen taxawaay. biral nañ ko biral boo xam ni. biral nañ ko biral boo xam ne. sëriñ bi ci boppam jot na ci. sëriñ bi ci boppam jot na ci. ba sàkkul na leen ñaan. ba sàkkul na leen ñaan. kon madame Ndiaye. madame Ndiaye. soo delloo. boo delloo. na nga jottali ngërëmu sëriñ bi. na nga jottali ngërëmu sëriñ bi. ak ñaanam. ak ñaanam. ak mbégteem. ak mbégteem. ci doomam. ci doomam. sëtam. sëtam. Zahra Iyane Thiam. Zahra Iyane Thiam. Maodo Malick. ne Maodo Malick. naar yi dañuy wax ni. ne naar yi dañuy wax ni. sa mbokku mbokk. sa mbokku mbokk. mooy sa mbokk. mooy sa mbokk. sa xaritu xarit. sa xaritu xarit. mooy sa xarit. mooy sa xarit. rakku sëriñ bi nga àndal. ne rakku sëriñ bi nga àndal. xaritoog moom. xaritoog moom. def ko mag. def ko mag. def ko xarit. def ko xarit. def ko sëriñ. def ko sëriñ. muy sëriñ Sidi Lamine Kunta. muy sëriñ Sidi Maxtaar Kunta. dama waxoon sànq ci biir. ne dafa waxoon sànq ci biir. su la joxoon tontu sëriñ bi. ci la. su la joxoon tontu sëriñ bu bi. la joxoon tontu sëriñ bi. te egsi woo Njaasaan. te egsi woo Njaasaan. loola dog na. loola dog na. rawatina. ne rawatina nag. bi mu ànd ak yow. bi mu ànd ak yow. wax seen diggante. wax seen diggante. yow it nga wax sa diggante ak moom. yow it nga wax sa diggante ak moom. moo tax sànq. moo tax sànq. ma wax la ne la. ma wax la ne la. kër gi day bu yaatoo. kër gi bu yaatoo. boo fi duggee. boo fi duggee. néeg ba nga bàyyi Ndakaaru. néeg ba nga bàyyi Ndakaar. mbaa nga bàyyi ko Thiès. mbaa nga bàyyi ko Thiès. moom nga fekk fii moom tey. nga fekk fii. yaa ngi nga àndal ñëpp nag. yaa ngi nga àndal ñëpp nag. kaddu gi. ne kaddu gi. du mën a gudd. du mën a gudd. waaye li may ñaaxee rek. waaye li muy ñaaxee. mooy soxna yu baax yii. mooy soxna yu baax yi. te dëkk fii ci kër Cheikh Bou Kounta. te dëkk fii ci kër Cheikh Bou Kounta gi. tey day. ne tey jii. wane ngeen seen taxawaay. wane ngeen seen taxawaay. ci diine ji. ci diine ji. wane ngeen ko. wane ngeen ko. ci ngor gi. ci ngor gi. wane ngeen ko. wane ngeen ko. ci jom ji. ci jom ji. wane ngeen ko. wane ngeen ko. ci yar bi. ci yar bi. jàngkat yi dañuy wax ni. ne jàngkat yi dañuy wax ni. nit day. nit. bu génnee di dox ci mbedd. bu génnee di dox ci mbedd. war na góorgóorlu. war naa góorgóorlu. ba ku ko gis. ba ku ko gis. ñaanal ki ko yar. ñaanal ki ko yar. wax nañ ko léegi. ne wax nañu ko léegi. nee nañu yar bi. ne nañu yar bi. ak dal bi. ak dal bi. ak teggin yi. ak teggin. moom la ñu ràññeeku moom la ñu leen ràññee. moom nañu leen ràññee. kon nag ngalawaay. kon ngalawaay. na ngeen gën a góorgóorlu. da ngeen gën a góorgóorlu. ndax li indi lii. li indi lii. jom la. jom la.
jom jooju nag jom jooju dafa war a continuer dafa war a continuer ndax leneen fekk ko fi ndax leneen fekk ko fi ñi nga xam ne ñoo leen jàppale ñi nga xam ne ñoo leen jàppale su leen neexoon su leen neexoon ñu demoon feneen ñu demoon feneen soog a ñëw fii soog a ñëw fii waaye ñëw fii waaye ñëw fii daf boo dee xool boo dee xool daf leen a gënal daf leen a gënal dem feneen jëkk dem feneen jëkk soog a ñëw fii soog a ñëw fii waaye ñëw fii ba noppi waaye ñëw fi ba noppi dem feneen dem feneen moo leen gënal moo leen gënal kon nag kon nit ki bu la dee jàppale nit ki bu la dee jàppale ñëw taxawu la ñëw taxawu la jox la xam-xamam jox la xam-xamam jox la darajaam jox la darajaam jox la alalam jox la alalam ngir nga taxaw ngir nga taxaw da ngay góorgóorlu da ngay góorgóorlu ba boo dawee as tuut ba boo dawee tuuti bu ñëwee bu ñëwee fekk si la fekk si la xelam dina dal xelam dina dal yaakaaram du tas yaakaaram du tas loolu loolu ñu ngi leen koy gën a ñaax ñu bu ngi baax leen koy gën a ñaax bu baax xam nañu ni yéen a ngi ci xam nañ ni yéen a ngi ci waaye ngeen góorgóorlu waaye ngeen gën a góorgóorlu ñu ngi sant itam ñu ngi sant itam ki jóge chambre de commerce ki jógee chambre de commerce wax ju rafet wax ju rafet moom itam ñu ngi koy sant moom it ñu ngi koy sant ci turu sëriñ ci turu sëriñ di wax rek ni di wax rek ni kaddu yi kaddu yi fii rek la mën a yem fii la mën a yem waaye Maodo Malick waaye Maodo Malick na la wóor ni na la wóor ni yaak ministre bi Zahra Iyane Thiam yaag ministre bi Zahra Iyane Thiam egg ngeen sëriñ bi egg ngeen sëriñ bi ci xolam foo xam ne mënu ko wax ci làmmiñ mënu ko wax ci làmmiñ ndax lii rek la am ndax lii ñii rek la am ñii la am ñii ñooy yitteem ñooy yitteem ñii bu ñu gisee seen bopp ci diine ji gis ko ci dund gi gis ko ci wér-gu-yaram sëriñ bi bu tëddee dana nelaw ndokk yàlla nag bi ngeen taxawee taxawaay bu rafet bu dee wari gar itam ànd naag yéene ànd naag nangu ànd naag cawarte loolu nag mënuñu lu dul sant leen bu baax ñaanal leen yàlla dolli leen kattan te dolli leen ay promotion yu kawe Zahra Iyane Thiam yal na ko yàlla aar ba liñ ko dénk mu am ci ndam réew mii ñu bokk itam yal na fi yàlla saxal jàmm yal na fi yàlla saxal jàmm lépp lu ko bëgg a tas ak fu mu mën a jóge ak ñu ko mën di indi yal na leen yàlla na saxal ndax jàmm rek moo xaj ci réew mi Sénégal ñëpp bokk ndey ñëpp bokk baay koo ci laal laal nga sa bopp kon ñu ngi ñaan yàlla defal ñu jàmm saxalal ñu jàmm gungee ñu ko ak dal ak sago mbas mi yal na ko fi yàlla jële ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yal na ko fi yàlla jële ko ci àddina bi loolu rek lañu doon teg ci wax ji di ñaanal ñëpp wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ni ñu koy tënkee rek mooy li ñu fi def nii jokkaloo la bi nga xamante ni ministère de la microfinance et de l'économie solidaire bu suñu jigéen Zahra Iyane Thiam jiite moo ko indi parce que madame le ministre dafa ñëw jox leen xaalis jox jigéenu GIE taxaw liggéeyal maam Cheikh Bou Kounta bu Ndiassane daf leen jàppale ci xaalis ñun ñu waxtaan ak ñoom ni leen xaalis bi au lieu ngeen koy séddoo nañ leen defal formation bi ñu leen defalee formation gis nañu ni ñoom lu bari li nga xamante ni bu gàmmu daan am dañ ko daan jigaani parce que booy seet marché cere bi rek ci gàmmu doy na marché fii mais dañ ko daan jigaani léegi ñoom ñoo koy defaral seen bopp te bëgg nañu ñu defar ko di ko jaay feneen donc loolu dañ ci rafetlu taxawaayu madame le ministre mais ñu wax ni lépp rek mi ngi dellu ci vision yéene ak taxawaayu président de la république jëmale ko ci jigéen ñi donc ñun ANAMO dañu ñëw jàppale leen ci formation bi bëgg tamit déwén ñu def fi maison de l'outil bi nga xamante ni dina am njëriñ pour askan wi ñu tuddee ko maison de l'outil maam Cheikh Bou Kounta bu Ndiassane beneen bi nag mooy suñu programme ren jii moom am na programme liggéey léegi bi nga xamante ni moom la ñu def parce que mbiru xëy li ñuy wax lu ne kët lu ne jot na koy faj moo tax ñun ñi ñu formé woon ñëpp bi ANAMO 2012 ba léegi dinañ ci jël junni jigéen ak ndaw ak ñëpp ñu boole leen jox leen ay jumtukaay ñu mën a daan seen doole loolu daal mooy li ñu def jox nañ leen tamit matériel bi nga xamante ni ANAMO moo leen ko may lépp di dugg ci rek taxawu jigéen ñi ba li ñuy wax taxaw leen ñu am liggéey
ndax ku la jox liggéey tàqale na la ak lëjle ak lijjanti te loolu moo ñu tax a jóg. wax nañu def nañu war nañu mat juróom-ñetti fukk jigéen boo ko totalisé beneen élément bi mooy def nañ ko ci loolu mooy wax ci jox nañ leen tamit matériel bu nécessaire pour ñu mën ko def. El Hadj Malick Mbaye, directeur général de l'ANAMO. En vérité, cette activité rentre dans le cadre d'un partenariat public-public, c'est-à-dire entre l'Agence nationale de la maison de l'outil et le ministère de la microfinance et de l'économie solidaire. Pour la bonne et simple raison que les femmes de Ndiassane du GIE Taxawu Liggéeyal Mambou ont bénéficié d'un financement du ministère et ils avaient besoin d'un accompagnement dans la formation. La formation visait à les capaciter en termes de transformation des fruits et légumes, mais également de fabrique de céréales locales. L'intérêt, c'est que nous autonomisons aujourd'hui des femmes et ce que le ministère fait en termes de financement direct en cash, nous accompagnons pour que le capital humain, si cher au plan Sénégal émergent, dans la vision du président de la République, puisse être pris en compte. L'autre élément que nous avons aujourd'hui décidé ici à Ndiassane, c'est en 2022 l'érection d'une maison de l'outil dénommée Maison de l'outil Mame Cheikh Bou Kounta ici à Ndiassane. Nous travaillerons avec les autorités religieuses et les autorités locales. L'autre grande annonce, c'est que ces femmes seront prises en compte dans notre programme Liggéey Léegi de l'année 2021. C'est un programme dont le financement est prévu dans le budget de l'ANAMO de cette année pour que tous ceux qui ont été formés par l'ANAMO, en tout cas une première cohorte de 1000 jeunes et femmes au total sénégalais puissent être accompagnés pour que l'insertion qui est notre cœur de métier puisse être une sorte de viatique pour le développement économique et social, mais surtout pour la capacitation du capital humain, si je puis m'exprimer ainsi. C'est la raison pour laquelle, en tout cas, nous sommes là et nous avons été chaleureusement accueillis par les autorités religieuses et nous allons continuer toujours de manière complémentaire avec ce que le ministère de l'économie solidaire et de la microfinance est en train de faire, mais également nous nous ouvrons à toutes les autres organisations et institutions publiques ou privées du Sénégal. Oui, nous avons également offert du matériel. Je pense que c'est des machines agitateurs, c'est des thermomètres, c'est des hydrodensomètres pour permettre juste qu'ils soient accompagnés en termes techniques pour que le travail puisse être fait dans les règles de l'art, comme on dit. Apparemment une première. Initialement, vous aviez prévu 30 personnes. On a vu que le nombre a doublé, ce qui montre que les femmes ont adhéré. Oui, les femmes ont adhéré, mais dans l'ensemble, ce qu'on peut dire, ils ont adhéré. Mais ce qui a été surtout salutaire, c'est la discipline et le calme et le respect des règles d'usage dans le cadre de la formation, ce qui nous montre que nous sommes dans une cité religieuse où les gens sont très attachés aux valeurs culturelles bâties autour de l'éducation.